بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi maa ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullah ginnaaw bi ma leen nuyoo kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam maa ngi leen di ñaanal ba tey di dellu di sàkku seen ñaan di ñaanal képp koo xamante ni waxtu bi ñuy wax ak moom mu ngi ko fekk ci xat-xati àddina ñu ngi koy ñaanal yàlla buur bi moom mi nga xamante ni moom mooy saafara bépp xat-xat yàlla naka yàlla saafaraal ñu ngi dellu tamit ba tey di ñaanal képp ku feebar di tëdd wala mu koy suuxaale ñu ngi ñaan yàlla buur bi moom mi nga xamante ni moom mooy saafara bépp jàngoro yàlla neen yàlla saafara ñu del tamit ba tey di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaanal bépp waaye daw mu jullit bu jug ci këru dëgg ñu ngi ñaan yàlla buur bi moom mi nga xamante ni moom mooy jéggal bépp waaye daw mu yal neen yàlla jéggal te àtte leen si yërmandeem mbokk yi ñu indilaatoon leen seen beneen sujet comme ni ngeen ko xamee balaa ñuy dugg sujet bi nag ñu ngi sàkku si yéen ngeen abonné suñu canal YouTube bës ci notification bi au cas où vidéo yu bees ñëw ngeen mën ko teel a gis waaye tamit ngeen aimé suñu page Facebook ak suñu Instagram ngeen duñu suivre bu ko defee lépp luñ dugal di ngeen ko gis incha allah ku binduwul woon tamit na bindu léegi te aimé vidéo yi di leen wax ni tey nag liñ leen indiloon mooy benn sujet boo xamante ni nag dañ naan waxtaan wax dëgg ca la taxaw seetlu bi ñu def nag dañ ko analyser waat ko sooga nañ ci wax ndax neexul dégg ma ni nag infidélité bi nga xamante ni moom la ñuy coow muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi ñun ñoo ko créé waaw ñun ñoo ko créé ñun jigéen ñi ñoo ko créé la plupart li ñuy coow ci infidélité góor ñi li ñuy coow ci infidélité néegu sëy yi jigéen ñi ñoo ko créé ci ñaari sens yëpp dañ leen di joxe ñaari yoon ba pare soog a ñëw ci góor ñi ndax defoon nañ fi infidélité ci góor waaye defoon nañ fi infidélité pour wax li nga xamante ni mooy comportement góor ak li koy indi cause conséquence ak solution tey nag taxaw seetlu bi ñu bëgg a wax xam naa ni waxtaane ko du neex comme li may wax conseil léeg-léeg mu neex waaye léeg-léeg mu naqari ba amaana ñu koy déglu bu ñu paree dañuy taf seen nopp mbaa ñu ne déedéet kii duñ ko like dañ koy defal baaraam bi ci suuf bu ñu fàttalikoo balaa ñuy dugg dans le vif du sujet yàlla suñu boroom ci bëgg bi mu bëgg jigéenu jullit waaye ci aar gu mu aar doomi aadama yi waaye ci kaaraange gi mu kaar li nga xam ne mooy société dafa taxoon mu tegal ñu ay limite waaw mbokk yi yàlla daf ñu tegal ay limite boo demee ca suratul nur yàlla suñu boroom mu ngi fay wax ni jigéen ñi nañu muur seeni awra bu ñu neexal seeni kàddu ba góor ñi di ko dégg benn façon dégg bi di leen charmer maanaam bu ñuy doxit bu ñu takk yoo xamante ni muy yooyu ñuy takk pour charmer góor ñi wala di sol ay talon yoo xam ne booy dox muy toqi mbaa di takk yoo xam ne sa ndigg yi wala muy ay lam wala lu mu mën a doon loo xam ne daanaka booy ñëw góor gi yëg ni jigéen a ngi ñëw wala parfum boo xam ne bu ko jigéen parfumé fu mu romb góor ñu topp ko wala sol loo xamante ni daanaka yéen a ma gën a xam góor nag comme ni ma koy waxee tout le temps yàlla daf ko sàkk ak bànneex ndax tey mu ngi mel ni weñ ak suukar kenn mënu leen tàqatlike tey boo jëlee suukar teg ko fi foo jaar weñ yi ñëw boo gis bu weñ amul woon ci kër gi sax da ngay jékki-jékki seen weñ yi nga naan weñ yi fu ñu nekkoon parce que mu ngi mel ni liñ naan yàpp ak gaynde foo boo tegee yàpp bu tàng jër gaynde fu mu ko xeeñtoo day daw ñëw ndax day xam fu mu aw ak fu mu awul jigéen ak góor nag noonu la mel weñ ak suukar tey góor ak lu mu am diine bu ma nee góor ak góor ñëpp nag imaamu jàkk-jàkk wàllu yu baax ñëpp a ca yam góor ci boppam góor bu normal bi yàlla bind mu nekk góor di yëg li góor di yëg fu mu gisee jigéen mu am yenn melokaan yi dana ko attiré loolu nag en psychologie gis nga même psychologue yi nga xam ne tubaab yi jéem nañ dugg fu nekk jéem a ndëgg sërëx kàmb yi jéem a xool dañ cee d'accord mooy jigéen am na nu muy solo am na nu muy waxee am na nu muy melokaan yi muy mel ci jéem a attiré góor vraiment góor du mucc ci moom ak góor bi lu mu am diine dégg ngeen li ma leen wax ak lu mu am diine ak lu mu ragal yàlla daanaka dañuy wax ni tey baqen bi léeg-léeg nit ki pour mu noot ko ba egg benn dimension bi lu jafe la ndax du ñu ay malaaka mais léeg-léeg jigéen ñi le fait que ñu inconscient parce que tamit il faut que ñu waxante dëgg jigéen ñu bari inconscient daf leen dal insouciant dal leen ak li nga xamante ni mooy ñàkk a xam seen diine ndax jigéen ñi feebar yi leen dal dafa bari ba tax na pour ñu nangu
pour ñu nangu diine li mu jàngale c'est tout un problème, surtout femmes sénégalaises nga xam ne dañu bëgg coquette bëgg rafet bëgg lii bëgg lii bëgg lii bëgg lii naam dëgg la jigéen ci boppam la yàlla bindeek taar gis nga ni ma ne weñ ak suukar noonu la ñu mel jigéen ak taar noonu la ñu mel jigéen dafa bëgg taar da koy uti mu jaral ko lu nekk nag jaral na ko sa bakkanam ndax jigéen ñu ci bëri tey xanaa lu dul illa man rahima rabbi lu dul ki ci yàlla suñu borom defal rahma boo xamante ni dina lay wàññ ba tax doo dugg ci yenn yi mais ku ko yàlla defalul vraiment day tax ngay dugg ci yenn dëgg sërëx yi ndax ku ne xam ne jigéen ak taar tey taaru artificiel tey jigéen ñaa ngi opéré jigéen ñaa ngi naan lu nekk jigéen ñaa ngi dugg ci lu nekk pour am taar kase ndeysaan des fois dañ naan dañu complexé gëmuñu seen bopp gëmuñu loolu yëpp dëgg la mais loolu yëpp taar rek moo leen ci dugal taar googu ku tax ñu koy def bu ñu demee ba ca biir góor rek a tax ñu koy def nañu waxante dëgg tey jigéen bu xëyee sañ sa ba jekk génn ci mbedd mi dem ba wàññeeku ñëwaat kenn newu ko rafet nga bu subaa boo moytul du ko dolli wala bu koy dolli dina defaat ndànk parce que danaan man di sañse naa ba sonn jaruma sañse naa ba sonn kenn xooluma mais mbokk yi bu ñu jógee ci attirance boobu tey da ngay gis jigéen doon jànku génn fekk góor gu am jabar génn fekk célibataire génn fekk marié génn fekk ku ne waaye bu xasee ba jar rek moom day jël maanaam bopp bi formaté ko lavé ko daa de ne xale yu jigéen yi wala boog góor ñi wala boog xale yu jigéen ñi amuñu droit am relation ak jëkkëram parce que formaté ne bopp bi moom génn na ci camp bi rek déjà fàtte nañee moom fi mu jaaroon première li ñuy njëkk a wax mooy lan mooy ñun ay jullit lañ comme ni ma koy tout le temps góor bi jóg sol dàllam di dox ngir am yeneeni soxna jàmm rek tax koo jóg kooku taxul ñuy wax tout le temps dama koy wax waaye jigéen bi tamit dem di génn ak góor mu koy labat uniquement pour sëy sabab bi di sëy kooku taxul ñuy wax mais ñi ñuy wax mooy ñi nga xam ne maanaam dañuy jóg rek pour bànneexu ci jigéen bi ak jigéen bi jóg rek pour attirer góor ñi di ko def avec plaisir pour rek yëg xam nga des fois day am jigéen ñoo xam ne loolu c'est psychologique pour se sentir importante il faut que ñu yëg ni góor ñaa ngi topp seen ginnaaw ñu sentir que ni ñoom ñu ngi attiré góor ñu loolu jigéen ñu bëri ñoom loolu dafay nekk li nga xamante ni preuve de féminité lay doon comme des fois góor bi tamit pour mu yëg ni il est viril góor la il faut que muy jéem a di gérer jigéen ñi di xool est-ce que tey ba tey mu ngi mel na mu meloon wala ba tey il est séduisant même nga gis góor nekk ci mariage des fois mu gis xale bu jigéen dragué ko uniquement pour xool s'il est encore séduisant parce que xëy na jabaram neew ko waxatu ko yenn compliment yi waxatu ko yenn yi donc day dem ba loolu day nelaw ci moom donc du koy bëgg a yeewaat xool ndax moom ma nga nekkoon fa mu nekkoon ba tey di testa boppam loolu c'est psychologique donc loolu li siy dimbali nit rek mooy dañuy delluwaat encore suñu diine rek mooy cadre nekk ci côté boobu parce que tey nit ki bu amul diine pour mu mën a désorienté wu ci àdduna dafa yomb ñu ñëwaat ba tey da ngay gis ni jigéen day toog ci këram di sëy yor ay doomam yu mag doom bu jigéen bi buy génn sol lu ko neex daggit bu ko neex maanaam mel nu ko neex de maanaam boo gisee xale bu jigéen bi daanaka da ngay xam ne kii bu génnee ba dellu si waat te dara jotu ko yàlla la mais buy génn yaayam du ko ne war dal say sër du ko ne sànga sa awra yi du ko ne ni nga solee du nii du ko wax dara da koy bàyyi mu dem attiré jëkkër jàmbur yi amaana mu dragué leen sax amaana mu sikk ñoom lu dul noonu amaana mu yor numéro téléphone am bu guddi jotee amaana benn moroomu jigéenam ma nga tëdd di jooy moom mu ngi yor jëkkëram ci téléphone bi di ceeceeg moom ba bër set te yaayam boobu nga xam ne du ko wax dara bu gisee jëkkëram di ngeen baal ma jox di doxaan mooy yuuxu njëkk a tëgg gémmiñam sama jëkkër mi ngi doxaan wala mu koy bind ci annonce yeeg fu ne et pourtant elle est inconsciente que mu ngi defar produit boo xamante ni ci biir këram mu ngi tas mariage yu jàmbur yi même jigéen boobu doomam bu góor day génn di dugal ay xale yu jigéen di génnee xale bu jigéen bu nekk di dugg di génnee mu gis xale yu jigéen di dugg di génn et du ci intervenir bu subaa bu encore une fois bu gisee jëkkëram ak xale bu jigéen mu tëgg gémmiñam yuuxu et pourtant dama xam ni doom yooyu ñaari doom yooyu ci société ba lañ jóge te yaay leen yar doom bi entre yaajee ko yar doom bi génn di sol lu bon góor ñi di ko xool bay tax ñuy egg foofu yaay moo leen yar bu ñu waxee ñu ne na góor ñi yar seen bopp d'accord mais yéen it jigéen ñi yar leen seen bopp jigéen ñi tamit arrêté leen parce que tey góor dëgg la yàlla daf ko ne sajjal sa xef dammal sa gis xoolal ci suuf waaye yow it góor yow it jigéen bi dafa am lu la yàlla wax muural say awra ba mu jot nag bul def lenn loo xamante ne tey boo génnee góor bu la gisee amaana mën naa romb la ay booy ay xale bi ay nangam yéen a ma gaa xam lañ leen di woowee kon li la yàlla wax yow it def ko bu ko defee société bi jàmm day am moo tax ma ni tey lii tax infidélité am ci dëkk bi ñun ñoo ko créé
ñoo ko créé ci ñàkk a yar suñu doom yi ñoo ko créé ci ñàkk a yar doom yu góor ak doom yu jigéen mais ñoo ko créé sax ci ñàkk def suñu devoir ci biir néegu sëy bi mais ñoo ko créé en tant que tey da ngay gis jigéen di xëy di liggéey maanaam bu nekkee ci kër ga samedi ak dimanche carax ak t-shirt lay nekkee bu waree jàngi maa mu war a liggéey sañ sa ba jekk defar bopp bi ba mel ni panaal dem jàkkaarloog amaana directeur am amaana secrétaire la amaana mu nga nekk ay collègue am bu demee di leen nettali ay problème sëyam ñooñu di ko consoler ak di ko conseiller ci biir néegu sëyam tey kooku ko doon conseiller day xëy sama classe gi Fatima Zahra sama collègue bi sama xarit la man nangam ak sangam il m'aide beaucoup man je n'aime plus moom rek lan lay def wala nga bind ko ci annonce yi te pourtant barrière ya la yàlla tegaloon boo ko tegee bul wéet ak góor bul sekk ak moom nii na nga soloo nii na nga waxee nii boo ko respecté woon doo egg ak moom foofu ba nar a tas sa sëy tey parce que tu sens que tu n'aimes plus ton mari donc respecté woo barrière yi gis nga li may wax rek tout le temps feu rouge bi ku ko burle rek attaques yi daf lay dal maanaam conséquences yi dafay retourner envers toi loolu moom c'est automatique c'est la maanaam règle de vie la dund bi moo tëddee loon dund bi dafa am yoo xamante ni sunnatullah la aajowul sa alxuraan di ci wax aajowul sax ngay ubbi téere maanaam sa dund ñi ko jot a dund même buñ dul ay jullit rek boo leen laajee dañ lay wax ku def li ngay am parce que dund bee demee noonu beneen bi mooy nga yor sa ex laa wax de mari wala ex copain wala ex femme wala ex copine nga am sa problème mu sëy yow sa ex copain bu la woowee yaa ngi nekk sa néegu sëy ak nga bañ a nekk sa sëy ex la def ci croix mu jeex ay nañu sekk jàmm nañu laami soo léegi sama meilleure amie la pour loo yooyu yëpp ay discours de philosophie rek la diggante googu jigéen xaritoo amu ci ça l'amitié entre l'homme et la femme ça n'existe pas dinañ ci def tem incha allah donc nga ne da ngay waxtaan ak moom di ko nettali sa couple yu profond yoo xamante ne tey sa jëkkër bu ko yëgoon amaan da lay xoj rek nga yem fa nga di ko wax nekk ak moom di daw léeg-léeg ngeen gisante léeg-léeg ngeen lamisoo yow daal nga tënni ñaar relation te naan c'est comment moom dara sama conscience dafa tranquille nga xëy gis ni mënatoo supporter sa jëkkër parce que sa ex bi dafa la woon ni qu'il est gentil yow nga jàpp ni moo gën sa borom kër nga ne waaw man sama jëkkër patati patata damaa bëgg a ñaan divorce wala lu ci alxuraan wax wala lu ci l'islam wax damay defar méthode dama naan jigéen ñi vraiment dañuy yabaate xaw ma dañu xamul fu ñuy taxaw xaw ma parce que dangay dem dox def lu la neex ci sa dund ba pare nga ñëw bëgg la utal solution il faut que ñu arrêté di fowee suñu dund yi parce que dund gi boo ko fowee yaay toogaat di jooy rek sa dund da nga koy jël nga préserver ko tenir ko en main l'islam ba mu fiy wàcc ñëwul woon pour ne la nga dund gu xat wala nga dund gu naqari déedéet lépp lu fi l'islam teg des interdits c'est pour te protéger c'est pour ton bien tey bu yàlla suñu borom tere tux ak naan yéen xam ngeen tux ak naan cancer lay indi ak lan ak mandi ku il est inconscient mën na rey nit mën na def lu nekk waaw yàlla bu la teree loolu parce que am nay conséquences nga xam ko yàlla ne la muurul te xam nga conséquences yi boo muuruwul gis nga tey comme ni ma koy waxee tout le temps ni ne kii di Ibadou dañ ko romb fii démb dañ ko violé daal di koy dóor sànni ko ci mbedd man dégguma ko dama ne tout le temps bu ko dégg rek dama koy defal sama commentaire ma mën a xam ku ko gis comme loolu amul yow mii di simmeeku yow la ñuy sàkku yow la ñuy attaqué yow la ñuy wax yu bon yow la ñuy abusé yow la ñuy manqué de respect ba pare nga yow nangu woo tegu ci li la yàlla sant après fu ñu la fekk yaa ngi jooy àdduna bi tey dafa tas dafa jaxasoo moo tax ma dellu siwaat ne muy infidélité góor muy infidélité jigéen naam góor am na ci part de responsable parce que tout le temps góor mooy kii def le premier pas parce que li tax mooy ki gis li la intéressé tout le temps da ngay def uti ko waaye li la intéressé loolu yàlla suñu borom dafa amoon lu mu la wax def ko ba bul intéressé góor ñi bu dee dangaa bëgg a sëy préserver wu du la tere sëy di nga sëy mais da ngay sëy ku baax parce que tey am na melokaan boo mel di nga attiré góor gu baax di nga attiré góor bu bon te lu ci ëpp góor ñu bon ñi ngay attiré te boo attiré góor ñu bon ñooñ ngay sëyal boo sëyee ak ñooñ ci annonce yi ngay mujj donc pourquoi pas donc nga teniru ci précepte yi nga xamante ni moom la yàlla sant kon gëm naa ni ñun jigéen ñi bu ñu defaru woon ndax mag ñi dañuy toog naan jigéen ñi duñu jurati wàll yu jigéen ñi seen biir yi jigéen ñi nangam jigéen ñi ñuy mer mais ba ñu defee analyse ba xoolaat gis nañ ne bu dee dëgg rek a neex yàlla jigéen mooy yar góor jigéen mooy yar jigéen ndax tey doomi yaa leen di jot ñu génn sa biir bii nekk góor nekk jigéen sa jëkkër day xëy liggéey yaay toog ci kër gi yaay nekk ak xale yaay yóbbu école yaay indi yaay teg kon xale yi nu ñu mel ñu na bu ñu màggee ñu na donc il faut que ñu wasluwaat àq ci yaru xale yi yar neexul dafa metti tout le temps ma wax ko ba tax na société bi tey
sa raq bu ñëwee ne la damay mbaraan jëkkëru jàmbur danga ciy kontaan te mu lay jox xaalis di la may ngay kontaan yow sa jëkkër bu demee def ko fee nga ne tey nga toj dëkk bi tëgg sa gémmiñ. sa xarit bu ñëwee ne la am naa ku may bëgg il est marié et tout peut-être ci waa ji nii la mel nga kontaan doo ci wax dara waaye nag bu dee yow la dal nga di tey nga dee. moo tax ma ne li ñu maanaam infidélité gi ñuy coow ñun ñoo ko créé ginnaaw ñoo ko créé nañ ko assumer rek te noppi pour man wax ji dafa bëri donc ba tax na ku si ànd ak man baaraam ci kaw ku ci àndul ak man rek baaraam ci suuf man dama free happy te nekk ki nga xamante ni vraiment dama nekk esprit ouverte donc aw ma problème si loolu ku nekk rek da ngay waxee ni nga gisee mais bi ñu analyser li ñu sunna alquran interdit yi ak jamono ji ak nit ñi ni ñuy fonctionner ñun analyse bi lii lañ ci am comme résultat. ba tax na lii rek lañ leen indiloon tey di leen wax ba beneen yoon ak seen yeneen vidéo incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah je vous aime très fort.